man maa ngi tudd Aïssatou Dia mais ñu gën ma xam ci coach Aïcha wala Omaïs. soxna si ñu dalal ci bésu tey jii fas yéene waxtaan ak moom ci feebaru coronavirus bii di lëmbe réew mi rawatina àddina wërngal këpp moom nag xelam màcc na lool ci lépp luy defar ak it rataxal diggante waay dencante yi ak it njaboot gi. remarqué nañu ampleur bi feebar bi am ci àdduna bi yépp te Sénégal comme ni nga ko waxee de jour en jour on peut dire que ça s'aggrave parce que bu ñu demee ba am mort ça veut dire que cas yi grave na bon di gën a sensibiliser déjà population bi ñu gën a topp li médecins yi di wax. et surtout nit ki comme en ce moment confinement total amul au moins la journée am nga ko pour génn dox say soxla nga dox farata delluwaat sa kër donc yooyu nañ ko bàyyi xel. tolluwaayu feebar bi li di coronavirus tax ñu jël ay matuwaay ngir gën a mën a sàmm askan wi yokkum cet gi ak lëlu gi gën na ci fës loolee yan coppite la mën a indi ci njaboot gi. am na impact bu positif am na bu négatif aussi positif pourquoi parce que temps bi nga daawul passer avec ta famille tey force di nga ko passer ak ñoom c'est forcé parce que tey dara xew na feebar xew na ñenn ñu ngi def télétravail ñi deful télétravail tamit on peut dire que 20 heures dina leen fekk seen kër ñu mën a togg ak seen njaboot tey lu positif bi mooy lan day dundal couple bi dina dundal couple bi dina dundal famille bi pourquoi famille bi déjà xale yi daawul am temps pour gis seen papa wala gis seen yaay tey ñu ngi koy gis ñu ngi nekk ak ñoom affection bi dina dund couple bi aussi peut-être ñenn ñi couple yu bari Sénégal ñu bari guddi lañ daan gisee te même bu ñu gisee guddi c'est maximum 1h30 2 heures de temps nga dem tëddi nelaw boo xëyaatee nekkaat ci tali bi donc tey impact bu positif bi mën naa ne mooy toog bi ñuy toog en couple ci relation toog en famille waxtaan sottante xalaat parce que moment la boo xamante ne tey yaa ngi ci biir kër gi tu te poses des questions ci yoo xamante ne ay choix yoo war a def walla problème yoo mën na am tey yow mii góor am nga sa soxna ci sa wet nga mën a waxtaan ak moom yaatal ak moom ci lépp loo xamante ne concerné na sa vie la femme aussi pareil mu ngi ak jëkkëram dina am temps wu consacré ko tamit le peu de temps bi nga xamante ne daana ko manqué là forcément di nga ko am. ñu nemmeeku itam ni lëlu gi ñu digle tax na ba góor ñu ci bari ñu am soxna te daan am ay coro ci mbedd mi ak it di njaaloo mënatuñu ko dund. loolu maa ngi koy gis fan yi yëpp ci net bi su ma ko gisee damay ree parce que effectivement c'est vrai parce que on peut dire que ki nga xamante ne góor bi nga xamante ne bon am na benn gel ci biti jabaram mu ngi ci biir kër gi peut-être balaa mu doon wàcc daan jaar fenn waxtaan ak moom wala wootante téléphone balaa muy dugg ci biir kër gi on le sait léegi nag possibilité boobu amaana amatul carrément parce que même bu fekkee ne yaa ngi ci biir kër gi sa téléphone mënoo ko manipuler comme ni nga ko bëggee doo mën a waxtaan ak gel bi comme ni nga ko daan defee parce que madame mu ngi fi parce que loolu mooy respect bokku la nag ak ki nga xamante ne tey amul respect am na ñoo xamante ne seen yoon nekku ci man gis naa couple yooyu parce que comme je suis coach le plus souvent damay tase ak yenn genre couple yi da ngay gis koo xamante ne day am jabaram mu ngi ci biir kër gi du ko déranger muy woo gelam di waxtaan ak moom di xaqataay ak moom te pourtant doo waxtaan ak sa soxna des fois nga dégg ñu naan non jabar ji dafa sikk wala li ak lu nit sikk yow yaa ko takkoon jële ko këram andi ko sa kër même bu sikk amee loo gis communication la defar dafa baax même yéen ñaar couple bi bu ñu amee problème am na loo xam ne respect la rafetul nga toog sa biir kër toog ak sa soxna di manipuler sa téléphone di waxtaan ak sa gel am na ñoo xamante ne da nga leen di gis ci kaw lal bi wallahi azim man yenn yi bu ma ko yenn jigéen ñi di wax bu avant ngay nekk coach daawoo am daan nga dégg ne am na nga naan ndax est-ce que lii c'est vrai mais instant bi nga xamante ne mooy sama liggéey di déglu jigéen ñi ci bari parce que dinaa coacher góor dinaa coacher jigéen mais la majorité mooy femmes yi parce que daanaka ñoom ñoo ëpp problème da ngay gis ku la ci wax xamal carrément damay tëdd sama jëkkër tëdd mu yor téléphone am di waxtaan ak gelam te yow doo ci mën dara c'est vrai nous sommes dans une société africaine
particulièrement sénégalais société compliquée nga xamante ne lu ne lañ koy teg ci sa kaw surtout yow miy sëy muñal am na lu ñuy muñ mais am na loo xamante ne ñàkk fayda la muñ am na mooy li nga xamante ne suñu borom moo ñu ko tegal daf ñu ko wax ci alxuraan ay feebar ak ay ñàkk am détail yooyu noonu loolu àdduna la loolu garaawul nit mën na ko muñ même des fois nga nekk ci kër sa jëkkër di doxaan nga xam ne dafay doxaan war ngaa mën a muñ de ci kaw respect bu amee man bugguma jigéen bu naan damay dem parce que sama jëkkër dafay doxaan lan ngay boo demee feneen moom nga fay fekkaat de ndax chanson la léegi da nga koy gis ci réseaux sociaux yi bu ñu xësee ba dugal benn ano kii naan la waaw loo fay toogee mënoo dem ñi lay wax demal bu doon ñoom duñ dem parce que sëy li ko takk tasu ko donc tey confinement bii nii war na tax ñu xamaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay ci biir ménage bi donner beaucoup plus d'attention ci ki nga séqal sëy bi muy góor muy jigéen war nga mën a bàyyi xel ki nga nekkal di ko observer xool nit dafa baax ki surtout ki ngay sëyal ki ngay sëyal da nga ko war a jàng ba moom bu toogee nii sax toog yor téléphone am boo xoolee ci ay bëtam war ngaa xam ban émotion lay dégager observation dafa baax ci àdduna même bu dul vie de couple même say doom yaa ngi si biir kër daawoo parti toog ak ñoom tey yaa ngi ak ñoom ndax confinement bi ndax couvre-feu bi lu mu ci mënti doon observer sa njaboot ñu ci bari boo xoolee seen problème bu ñu commencé wax da ngay xam ne kii dafa am lu mu dundoon bi mu nekkee xale wala dafa am lu mu manqué woon bi mu nekkee xale moo impacté vie am en ce moment parce que am na nit ñoo xamante ne dañuy ñëw ci cadre comme góor ak jigéen la sëy affection jigéen ñi le plus souvent affection la ñuy seet ñun dañu bëgg ay tendresse yu sentimental genre yooyu moom jigéen ñëpp a ko bëgg waaw romantisme moom dañ koy dund 100% mais dañu war a xam ne psychologie jigéen ak psychologie góor du benn dëgg la am na góor ñu romantique mais quand on en fait trop da ngay dem ba perdre estime bi nga amoon parce que da ngay fatt nit ki kon donc ci tey ak coronavirus bi damay ñaax jigéen ñi ñu gën a defar seen toogaay par rapport ak seen borom kër gën a attentive. soxna yu bëri yaakaar ni lëlu bii dañ cee war a profité ngir dabu lu bëri li leen rëccoon ñu dund ko ak seeni jëkkër waaye ndax laajul ñu xoolaat nañu cay demee. lépp looy def ci àdduna def ko ci digg bi mooy juste milieu bi n'en fais pas trop bul def tamit lu tuuti mais yamaleel ci digg bi. c'est pas ça du waru sa comportement warul changer négativement vis-à-vis de ton homme yow mi jigéen parce que da nga manqué woon affection nga bëgg nag tey rattraper loolu yëpp ci ay fan dafay metti da ngay fatt nit ki kon attention dafa baax boo nekkee ci bi en une journée mën nga varier ñaari rythme yëpp mën nga ko jox de l'attention mais tamit day laaj nga bàyyi ko espace am parce que ku nekk da nga soxla sa espace même ñun jigéen yow am nga tey moment yoo xamante ne tey sa journée tu as besoin de parler avec des amis waxtaan ak say xarit waxtaan ak sa famille par SMS par appel est-ce que bu la sa jëkkër di fatt ci instant boobu di nga ko mën doo ko mën kon yow mi jigéen tamit waroo nekk ci biir kër gi sa jëkkër nekk fi ndax tey coronavirus on a le temps de ñu nekk ci biir kër gi mu nekk ci téléphone am di manipuler di waxtaan ak ay nitam nga commencé tàkk am na ñu koy def mënuñu supporter nga nekk ak ñoom nga yor sa téléphone nit ki nag am na droit waxtaan ak ay am di jaamam nag nañu waxante dëgg vraiment nañu bàyyi xel ci loolu bu ñu def lu ëpp bu ñu def moins bu ñu délaisser trop parce que am na ñoo xamante ne nag da ngay gis jëkkër ak jabar ñu ngi ci biir kër gi mais kenn talul sa morom kenn ku nekk yaa ngi ci sa ruku di def li ngay def kii mu ngi ci xale yi waa ji moom mu ngi ci liggéeyam wala mu ngi ci waxtaan ak ay xaritam et tout comme si duñu couple un couple au moins dans la journée dina am benn 30 minutes wala 1 heure boo xamante ne minimum ci ngeen di toog yéen ñaar intimité waxtaan bu ñu ne intimité nag waxuñu
affaire jonge sol nuisette def bin fii def non waxuñu cadre boobu loolu beneen buntu la mais même en journée wala même en soirée nga yow mi jigéen nga taal sa cuuraay bu soft defal ci sa papier alu teg ko ci sa bot ci sa ruq muy xeeñ ndànk nga jàkkaarloog sa borom kër di ko reeree ju neex nag waxtaan ak moom di ko laaj nu muy liggéey di waxtaan ak moom ci liggéeyam muy waxtaan ak yow parce que dafa am solo communication boobu di am yow miy soxna nekk ci kër gi yaa war a épauler sa borom kër même ci liggéeyam am na ñoo xam ne xamuñu sax seen jëkkër yi lu ñuy liggéey instant yooyu day baax ngeen toog yéen ñaar ngeen waxtaan nga koy poser ay questions waa papa naka liggéey bi moom tamit mu lay expliquer comment ça se passe nag instant bi ak coronavirus bi ak couvre-feu yi mbaa doo tardé ci liggéey bi naka lay demee naka ngay arrivé pour mën a def sa liggéey. waa ñi di wujjee nag bu loolu amee nan la ñu war a doxalee. man mii di wax ak yow bon peut-être su ma waxee sama position ñenn ñu bari dinañ comme début mariage ñu bari dañ ma naan reetaan ci loolu. donc nit ñi daaw nag tàmmuñu woon loolu premier deuxième rek lañ tàmm maximum troisième quatrième. mais tey li ma teg man sama kanam mooy muñ benn parce que nag di nga namm sa jëkkër danga koy namm lool di nga tëdd ba guddi sa xel nekk ci moom mais amoo accès pour mën a yegg ci moom wala moom amul accès pour mën a yegg si mais da ngay bës sa xol nga muñ xam ne tôt ou tard dina ñëw léegi nag ci naka ngay muñee il faut que temps libre boobu temps libre laa ko tuddee parce que nekku fi temps libre boobu nga occupé wu ci parce que su fekkee ne defoo dara sa xel bi moom bu sonn nii la lay def da lay wër te tout le temps day dem ci moom donc tey pour nga bañ a gaañu carrément il faudrait que nag nga occupé wu ci dara te yow ci sa jëmmi bopp da ngay dem ba danga naan sama vie amul sens parce que routine lay nekk am na inconvénient mais am na avantage xam na avantage yi nekk boo ayewul foofu nga am yàlla lu mu def xam na ko def boo ayewul foofu nga am temps nekk ci sa bopp tu as le temps pour te concentrer ci say business exemple moi su fi sama borom kër nekkee maximum de mon temps moom laa koy consacrer man noonu laay dundee boobu su ñibbee xam naa ne mu ngi si keneen ki léegi nag man maa des bi mu fi nekkee moom laa doon toppatoo nekk fi man maay toppatoo samay bopp ci ban côté samay business sa kër am temps defar sa kër ameen defaraat sa kër nettoyer togg lu la neex yéen ayewul lu la neex ngay lekk su la neexee sa bañ a togg yenn saa yi nga toog defar sa be wala nga amoo envie lekk salé bu fekkee ne mu ngi fi yow amoo envie lekk salé moom moo am envie lekk salé li mu bëgg ngay togg nekku fi nag da ngay yaataa yumbee toppatoo sa bopp toppatoo sa yaram. léegi internet daanaka ñun ñëpp am nañ ko ay tuto nga jàng si mën nga see jàng maquillage mën nga see jàng cuisine ci am na plat yoo xamante ne mënoo ko woon am nga possibilité def ko internet mu ngi fi tu le fais yenn instant nga seetaan télé mu ngi nekk fi mais di ngeen déggante téléphone dina la woo ci woo boobu mu lay woo nag ngay profité waxtaan ak moom moom vous vous racontez vos journées kenn ku nekk raconté moom naka la dundee confinement am tey lan nga def ci journée bi naka famille bi laaj ko waa kër gi communication bi jàll mën ngeen waxtaan 1 heure de temps te doo leen yëg ni waxtaan ngeen 1 heure boo raccroché ngay soog a xam ne yow mii waxtaan nga lii ak lii mais foofu day fekk ngeen am sujet de discussion am na couple yoo xam ne amuñu sujet de discussion pour ñoom allo na nga def ça va naka waa kër gi ñu ngi ci jàmm jeex na loolu la ñuy waxtaan. même en ce moment comme ni ñuy wax à l'extérieur en Europe wala yeneen dëkk yi am nañ confinement total problème de couple yi dafa commencé am parce que xamuñu yenn yi xamuñu partager le couple ça dañuy partager mais couple boo xam ne amul xaritoo doo leen waxtaan boo laajoon kenn ki kii lu muy dund sax du la ko xam na wax foofu day y a problème tey ñooñu boo leen boolee def leen confinement total moom mooy tey reyante day am na ñoo xamante ne ci confinement total fa la ñuy jógee nag divorce am parce que dañuy dem ba kenn ci ñoom ñaar dootul supporter keneen ki donc lépp nag loo gis base bi la ak yow muy jigéen nga mën a muñ ñun dañuy tooñ de
waaye góor ñi dañuy tooñ. ñu ngi lay jaajëfal ci waxtaan wi di la bàyyi nga tàggatoo ak ñi lay seetaan. di ñaan déjà suñu borom feebar bi moom rek moo ko fi wàccee moom moo ñu sàkku ñun sàkku feebar bi kon dañ koy delloowaat moom ñaan ko mu yemale ko saafaral yu feebar ñëpp mu saafaral leen ñi amul yàlla sàmm leen musal leen ci feebar bi ndax metti na nag metti na trop ñu xoolee àdduna bi ñëpp a ngi jooy ñëpp a ngi daanaka fàttaliku kenn rek muy suñu borom moom mi ñu sàkk kon loolu ñu ngi ko koy ñaan donc ñii sëy tamit comme ci cadre boobu la ñu gën a defaraat seen toogaay jigéen ñi gën a mën a muñ góor ñi tamit ñu bàyyi xel seen soxna yi ci biir kër yi parce que da ciy baax nañuy bàyyi xel soxna yi nañ leen di observer ni ñu jël moment yoo xamante ne dañuy teg lépp consacré suñu temps ci soxna bi parce que bañ koy doxaan neexoon na torop jëloon nga sa temps yëpp voilà def ko ci soxna bi kon boo xësee ba takk ko ba andi ko na nga nag jël nag temps boo xamante ne nga la waaye danga ko koy jox parce que ñu bari ñu ngi ciy souffrir kon nañ ci bàyyi xel bu baax ñu dundal ko nañuy dundal couple dañ koy dundal donc yàlla may nañu tey moo andi feebar waaye may nañu pour ñu xoolaat suñu bopp ci lépp ci religion bi ci société bi surtout ci famille parce que tey forcé nañu ñuy toog ci famille nañuy xool suñu relation ak famille nañ ko rafetal ndax àdduna jeex na ba pare boo xoolee li nga xam ne jeex na ba pare donc nañ ci bàyyi xel bu baax ñu gën a defar toogaay yi soxna yi gën a muñ góor ñi gën a góorgóorlu ñëpp góorgóorlu rek surtout ñu bàyyi xel njaboot bi tamit lu ñuy fàtte point boobu noonu am na solo ñu ngi jaajëfal ñëpp